remplaçants yi ñooy dem waaye partants yi dañuy toog moo waral seen manifester gannaaw nag ba ñu lànkee ñaax ci liste place de la nation loo ko wër ña ngi ko gaw ñoom takk der ya ngir rek mën a abtu kaaraangeeg askan wa naam sax nag lii di manifester ba moom nangul nañu leen ko waaye teewul nag foo jaar ca boor yooyu ak la ko wër da nga fa fekk nag daamari blindé ya taxaw dinañ ci ànd ak Aminata Mbari Sow beneen ponk ci biir xibaar yi da doon uta sàcc nag ab daamar ca maris tey ji ci alxames ji nag la ñu ko nemmeeku muy alxames ji wees baaboog tey sax ci àllarba ji waaye nag moomee naroon a def njombe la mujj la sotti ndax dafa am ñu ko fa fekk dóor ko pamtee ko ba mu sonn lool ba ñu mujj koo sax rawale ca hôpital Idrissa Pouye dinañ wax ci leneen muy nag ñi yëngu ci wàllug wér-gi-yaram nag tey li ñu taxawoon ne dañu koy nas muy banque seen yoxoo ci liggéey bi diiru ko ñetti fan du ko tàmbalee tey ba àjjuma ji ñu dëgmal mu mel ni topp nañu ko bu baax ci Médina Ndaxaar district sanitaire bu Mékhé jàpp département bu Tivaouane ñoom blouse blanche nag taxaw ne faaw ñu bàyyi seen ñoñ ya ñu teg loxo ci Tivaouane gannaaw nag njombe loolu fa amoon yéen a ngi fàttaliku muy tout tànk yi ñàkkoon seen bakkan ci kër docteur ba féetee ca Tivaouane bëccëg bi ñu jagleel géej yi nag tey jii lañu ko màggal ci àdduna wërngal këpp yem ak juróom-ñetti fan ci weeru juin ca diwaanu Ndar nag nappkat ya jaare nañu ca ñoom wax li leen naqari muy licence de pêche yooyee ñu jagleel bateau ya bàyyi ko ca bitim réew leneen lu ñu wax it mooy nañu bàyyi seen i ñooñ ñu teg loxo ca Mauritanie ñu ne ma ngay bëgg a yàgg ak it bateau yi ñu fa seen gaal yi ñu fa jàpp mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel li Yewwi Askan Wi tey nag manko ca place de la nation ne duñu ko nangu dañuy dem ca wotek faluk ndawi réew mi te dara du leen ca teree dem moo waral seen manifeste bu ñu wootee tey ji leen nangul nañu leen ko naam waaye kaddu ña nga fay jëpp Ibrahima Kane ma nga foofee teewal ñu fa Ibrahima Kane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fatou Kiné. Ibrahima Kane loo ñu mën a jàpp rek ci manifeste boobu waa Yewwi Askan Wi di def niki tey ji. waaw li ci mën a jàpp Fatou Kiné moom mooy manifestation bi jàpp leen ne mu ngi doog a jeex ci ñu toll nii mbooloo maa ngi tas ku ci nekk di jaaraat sa yoon dem sa nga jóge woon waaye li ñu leen mën a wax mooy tey manifestation bi daanaka mobilisation bi moom foo sànni mbattu mu tas ndaxte nit ñu bëri ñëw nañu wuyu si leen ci seen mobilisation bi nga xam woote nañ ko seen kaddu nag benn la kaddu gi moom mooy coalition Yewwi Askan Wi dina bokk ci nii wala ci ne ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñoom li ñu jàpp ne moom moo nekk ci ginnaaw seen liste boobu ñu dàq ne nañ Macky Sall moom moo nekk ci ginnaaw direction générale des élections naka noonu itam conseil constitutionnel ndaxte dafa tiit gannaaw bi ñu taxawalee intercoalition bi di Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal ndaxte nee na force boobu du ñàkk ne bu ñu demee ci élection dañ koy yóbbu ci cohabitation ci assemblée nationale loolu nag ñoom la ñu jàpp ne loolu moo waral agissement yi yëpp dañu dàq seen liste nationale ci scrutin proportionnel bi ñu dëgmal ci 31 juillet bi ñu jëm leader yi nag ñoom ñëpp ñu ngi fi woon yéeg nañ ci podium bi ku ci nekk yëkkati na kaddu ku ci mel ne Barthélémy Dias moom bi nga xamante ne mu ngi wax lenn li mu sàkku moom mooy na Macky Sall xam lenn moom mooy ñoom duñu nangu benn yoon élection di am ci réew mi te seen liste duggul ci loolu itam dina sax coalition Yewwi Askan Wi jamono ji ñu toll lenn la ñuy sàkku nee nañu ministre bi nga xam ne moom moo yore wàllu élection yi di Antoine Félix Diome na tekki ndombool tànkam nee nañu ñoom dootuñu nangu benn yoon sax di sóobu ci élection bi te ministre boobu moom moo koy doxal leneen loo xamante ne nii tamit jàpp nañ ko fi fii nii nga xam ne moom la ñu nekk ci place de l'Obélisque Ousmane Sonko léegi moom moo mujjee wax ci leader yi li mu naqarlu rek mooy li nga xam ne moom moo nar a am ci réew mi nee na Sénégal mosuñu gis benn yoon njiitu réew di jël ay élection di tere yenn liste ñuy dugg ci misaal ni ñu ko jàppee mooy tey jii rek Sénégal bëggoon dem ci coupe du monde war a football yi ñu ne ko sa équipe yow da ngay indi ay remplaçant waaye ay titulaire mënuñu cee bokk nee nag loolu xel sax mënu koo nangu ba ñoom seen bopp ñuy takk di croiser seen bras di seetaan lu ni mel ci nii wala ci ne dinañu bokk ne nañ ci élection yi cib tënk suñ ko deful dinañu wàcc ci mbedd mi lu jënti seen problème parce que ne loolu la ñu mën a jàpp fii nii ci place de l'Obélisque. Ibrahima. waaw Fatou ne. mbaa amul benn dérapage maanaam ndax manifester bu ñu encadré bu baax la amul benn fitna mbaa.
waaw bi mu dooree ba ni muy tasee ni nag amul benn fitna boo xamante ne nemmeeku nañ ko fi lenn loo xamante ne nii tamit Déthié Fall di ki nga xamante ne moom mooy mandataire national bu coalition Yewwi Askan Wi ñaan na mbooloo mi fi nekk yëpp ak incident yi nga xamante ne xew na fi tey ci suba ak benn équipe bu TFM bi nga xamante ne manifestants yi noonu lañ doxaleeg ñoom artu na leen wax leen ne leen bu ñu trompé wu de combat Yewwi Askan Wi nee nañu que le président Macky Sall du benn journaliste kon nee nañ dañu bàyyi presse bi ñu def seen liggéey ni mu waree ndaxte seen liggéey dong la ñuy def loolu naqarlu na ko te coalition Yewwi Askan Wi itam naqarlu na ko di ñaan itam ci seen i mbooloo lu ni mel bu mu amati. mangook justement sax nag Ibrahima Kane moom la ñuy déglu muy Déthié Fall mandataire bu Yewwi Askan Wi ak ni nga ko waxee muy nag lu mu naqarlu lool li ñuy faral di song ñenn ci taskatu xabaar yi bu lu ni mel amee te ku ne xam na ni def seen liggéey képp moo leen tax a jóg ñu teewlu ko bu dee élément bi yem na. combat c'est avec le président Macky Sall sunu combat c'est avec Antoine Diome sunu combat c'est avec le Conseil constitutionnel. donc ñooñu ñoo mérité suñu mobilisation kon ma bëgg la presse ñu delloo leen njukkal tout temps bu ñu ñëwee taxaw ñu des sur le chemin bu ñuy mener vers le départ de Macky Sall et c'est ça le véritable combat kon maa ngi jéggalu TFM au nom des leaders di jéggalu toute la presse di wax nañu rester sur le grand combat pour le départ de Macky Sall. nangook muy kàddu yu am solo ndax taskatu xabaar yi ñaare ku ne xam na ne seenub liggéey képp moo leen tax a jóg waaye du ak parparloo bu ci am ñu des ba tey ci manifestation bi tey ji ak ni ma ko waxee woon sànq ci ponk yi ca place de la nation ak la ko wër takk der ya nag daan nañu koy gëw bu baax ci suba ndax la ñu doon bañ rek mooy ab dégénéré am ca ñu gis nag ni ngeen ko gisee ni muy daamar blindé yi yëpp a génnoon muy place de la nation ak la ko wër Aminata Mbaare Sow Diatta ci leeral. ci ay bërëb yu bëri ci biir capitale bu Ndakaaru tey jile mën nañu seen ay forces de l'ordre et de sécurité yu taxaw yore seeni liggéeyukaay ci seen wet ay oto yu ñu blindé. dispositif sécuritaire boobu nag tey jile ñu jàpp ne manifestation bi nga xam ni coalition Yewwi Askan Wi ñoo koy amal moo waral ñu daal di koy def fii ci image yi ñu leen di won ñu ngi ci wetu radio télévision nationale RTS ci bërëb boobule ay policiers yu mat ñoo koy sécuriser. malgré leur âge parce que. feneen fu ñu doxantu sorewut loolu ak bërëb bi ñu jóge mooy les allées centenaires ci bërëb bi nag daanaka dispositif sécuritaire bi fii la gën a amee importance ndaxte fii boo doxee tuuti rek daal di jubal place de la nation. ca manifestation bi fi muy amee policiers yi nag daal di nañu andi ay barrières waaye tamit taxawal seen dispositif lépp nag ngir manifestation autorisée bu coalition Yewwi Askan Wi mën a amee ci jàmm ñëpp ñëw ci jàmm ba pare tamit ñibbi ci jàmm. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Aminata Mbaare Sow ñu des ba tey ci kujje politique geek tànk yi ñu taxawee jamono ji ndax ña ngay waajal nee ñu ab tournée ca diwaanuk Matam Farba Ngom nag nee na ma nga leen fay xaar bu baax a baax moom député maire bu Agnam bi ndax jàpp na ni foofee kat ca Matam titre foncier la kon kujje ga daal nu ñu ñëwee rek noonee lañu leen di teeru ca Matam Ali Bandel Niang. Farba Ngom bu sawar lool moo daje ak woy tëskatu xabaar yi di artu Ousmane Sonko gannaaw bu njiitalu Pastef xamal leen ni daañu tàmbali seen yëngu-yëngu ci diwaanu Matam ngir firndeel ni gox bi le askan wi dañoo dummóoyu Macky Sall ci ab gox bi ñu jàppee woon ab titre foncier Farba Ngom kat nee na ko mu ngi koy xaar ak pied ferme. Ousmane Sonko mi jël kaddu moo jël kaddu de moom moo ne moom Ousmane Sonko dinaa dem campagne titre foncier bu Macky Sall fa lay démarrer ñaan naa ko rek lenn Ousmane booy ñëw Matam ni nga ko waxee ñëpp déglu na yow Matam ngay commencé nag ñu wax bis bi rek ñu teertu la mais boobaa duñ ci wax boobaa dootul am chance bu bis boobu jotee moom mooy wax nuñ ko teertoo moom dina wax nañ ko teertoo xam nga moom nee na dana campagne Matam lay démarrer far léegi sax listam éliminé nañ ko mais ba tey ñu ngi koy xaar bu dee am na jàmbaar déggantaan góor gu am fit la na annoncé bis tel lay ñëw Matam te mu ñëw bëccëg bu mu doon guddi. lu ñeel menace ak ñi nga xamante ni ñoo ngi tëkku liste Benno Bokk Yaakaar gannaaw investiture yi ak itam guerre de positionnement bi dox digganteem ak ministre bi di maître Malick Sall Farba Ngom nee na ak nu mu mënta demee Benno Bokk Yaakaar mooy gàddu ndam li. xëy na ànduñu ci wàllu choix mais bañuñu Macky Sall li objectif bu ëpp solo yépp Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp nee na moom la ñu votel
c'est que nañu gagné les 95% objectif bi nga xam ne moom la ñuy faral toujours de gagner depuis Dekkal Ngor. Dekkal Ngor lu tax ñu koy fàttaliku dañu nekk ci base politique bi ñu xam ne importance boo munta am nga foog ne yow yaa contrôler base bi bàyyi Macky Sall boo demee doo yóbbaale say mbokk say xarit mais base politique bi fi ne ñi nga xam ne Macky Sall la ñu àndal kenn mënu koo bouger. député maire bu Agnam doon jiitab assemblée générale de remobilisation jaar si ngir maye lu ëpp ñaar fukki billet Makka wax na itam ci lu ñeel révolte askanu Dandemaayo bi nga xamante ni ñu ngi fàttali ndigéeb njiitu réew mi fi ñëwoon daaw door projet defarum yoonu Dandemaayo te ba léegi gaañi gisaguñu dara. niñ ko waxee woon sànq kii nag ab Samba Boy la bu doon uta nag sàcc ab daamar mu boole kook nag yoroon ab pistolet ca Mariste waaye nag mujj la sotti la mu doon nas ndax askan wa ñenn ñaa ko fa fekk pamtee ko ba xaw tuuti mu ñàkk bakkanam sapeur pompier sax ñoom ñoo ko mujj rawale ca hôpital Idrissa Pouye. ñu wax ci grève bi ñi fare ci wàllu wér-gu-yaram bi daal di soobu grève ñetti fan la tey la tàmbali ba àjjuma lay jëm mu mel ni fële ca Médina Ndakhar district sanitaire bu Mékhé département bu Tivaouane jàpp nañu ni blouse blanche yi daal sàmm ba maanaam topp nañu bu baax a baax grève bi xam ngeen ni la ñuy wéy di laaj rek mooy seen ñooñ ñu teg loxo ca Tivaouane gannaaw jéeje amoon ca hôpital ba ñu teggi leen loxo bàyyi leen dañu fay fekk ji Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. waa kër docteur yi infirmier yi fajkat yi nekk ci l'hôpital yi ak ci poste de santé yi ci réew mi ñu ci bëri nag dem nañu grève rawatina waa SUTSAS yu nekk ci diggante Tivaouane jàpp Ngaye Mékhé ba Mérina Dakhar ñi ngi fii ci Mérina Dakhar fii de poste de santé bi daanaka lépp tëj kenn liggéeyul. à Thiès c'est à partir de cette réunion génn benn plan d'action boo xam ne ñetti fanu grève tàmbale ko ci àllarba tey nii juróom ñetti fan alxames juróom-ñeent ajjuma fukk ne moom la ñuy grève am na yeneen yu ci taflalu tamit comme maanaam du ñu joxe benn xibaar séminaire yi supervision yi réunion yi loolu aussi duñ ci bokk waaw li ñu bëgg daal mooy sunu naatangoo yooyu nga xam ne muy benn sage-femme ak benn infirmière ci li jéyee ji xewoon Tivaouane si lañ leen téye te ñun nag duñu ay électricien duñu ay sapeur pompier taaluñu xale yi léegi nag li ñu bëgg mooy ñu bàyyi leen ci jàmm ñu dellu seen njaboot. waaye tawat yi nga xamante ni sax dikkoon nañu fii doon faju ñoom ñëpp a delluwaat seeni kër waaye infirmier chef de poste bi ne ku ci nekk wax nañoo ak moom dalal xelam. daanaka daal nit ñi sax yëg nañ mbir mi waaye yeete bi du doy bi ñu ñëwee dañuy wax ak ñoom parce que tamit bëgguñu askan wi mere ñu askan wi boo xamee li tax ñuy grève xëj na du ñu mere. grève ñetti fan askan wi nee nañ loru nañ ci lool waaye nag district bu Mékhé jël nañu ay pexe ba képp koo xamante ne am nga tawat yu jéggi dayoo daañu la jël faj la muy urgence. Cheikh Anta Diop bëccëg bi ñu jagleel nag géej yi tey jii la ñu ko màggal ci àdduna wërngal këpp yem ak juróom-ñetti fan ci weeru juin fii nag ca diwaanu Ndar la ñu seetlu mooy nappkat ya jaare nañu nag ca boobépp porox ndool ngir wax li leen naqari lu ci mel ni licence de pêche yi ñuy jagleel bateau yooyu bàyyeekoo ca bitim réew waaye ñenn ci nappkat yoo xamante ne dañu leen a teg loxo ca Guinée naka noonu it ay gaal yu ñu jàpp ca Mauritanie yooyu yëpp ñu bëgg tey kilifa yi wax ci Fama Sarr ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. boo noo océan rek sa xel dafay dem ci géej te bu sa xel demee ci géej sa xel dafay dem ci ressource te ñëpp xam na ni fi mu toll ñu temee ressource bi menacé wu na nu bokk kaak ak ay bateau depuis de 2 ans ngi ni yoo xam ne wala 3 ans saa su nekk ay accident rek ngay gis ci ay bateau yoo xam ne dafay mbëkk ay gaal bateau yi fi ñu nekkoon 12000 mètres nu yéega wàlle ba ci Thiel pour ne serait-ce que sax question de sécurité Conakry sunu ay mbokk yi fa nekk vraiment di dund lu metti mais alhamdulilah rabbil alamin état bi jël na si ay engagement ba wax ni loolu dañ leen fa jëlee kon loolu aussi nu koy rafetlu bu baax a baax mais jële boobu aussi na gaaw na nekk loo xam ne lu gaaw la parce que tabaski bi ñëw na te it mool bu nekk géej nga yaakaar boo xam ne ni ñetti at a ngi ni yoo xam ne ci booru Mauritanie arrêté nañu si ay gaal boobu ak léegi ñooñu mënuñu jël seen gaal te mool boo yoree sa matériel bëgg si liggéey mënoo liggéey kon problème mi ngi bëgg a am
kon encore une fois noo ngi interpellé waat le président de la république gaal yooyu nga xam ni moom nañu arrêté woon ci waaxu Mauritanie nan nu dimbali fexe gaal yooyu nan ko jote ma ngoo kon Momar Mbengue moo wax ci seen tur ci micro Ousseynou Diop ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñu wax ci coowal suuf la am fële ca Parcelles Assainies bu Kër Massar ñooñu nag féete ca unité 13 ga ca Parcelles Assainies bu Kër Massar dañoo jaaxle lool jamono yi ñuy waxee ak yéen ndax daal seeni suuf la ñu nekk di saax-saaxe ñu ne dafa am ay promoteur yu taxaw nag di jaay ay terrain foofu te terrain yooyu dafa am ay borom loolu nag ña nga cay teel a yëglu amal nañu ab ndaje mu yaatu nag di soñu kilifa yi nañu teel a jóg balaa ñuy fajal seen bopp dañuy teewlu kii di Maysa Fall moom délégué de quartier la foofee jiite itamit collectif aar sunu suuf bu Parcelles Assainies ñu teewlu ko ak Abdoulaye Anne. dëkkee ci dëkk bi nekk fi lu mat 20 ans gisuñu amuñu benn jafe-jafe lu dul toog ba benn jour rek ay nit jóge fële ni ñu suuf bi seen suufu maam la woon ndax 1451R ñoom la ñuy réclamer ni ñoom ñoo ko moom. ñoom suñ ko moomee ñun suñuy gëstu ak li ñu bureau SNHLM wax suuf si di 1451R état wu Sénégal moo ko exproprié woon pour utilité publique. ñoo dem ba bureau HLM nga xam ne état la ñu jënd fa suuf am yaakaar ni dañuy am jàmm mais boobaak léegi amuñu jàmm ñi ngi ñëw terrain yi fi des ci ñi tabaxagul du terrain bu fi des ndax terrain bu fi des amul benn vide boo xam ne SNHLM affecté wu ko nit. ay kayit yu leer lañu SNHLM jox. muy permis d'occuper kenn ci ñun ku ñuy toog fi ñëpp kenn ku nekk am sa kayitu kër bu leer nañ même espace yi fi des nga xam ne tabaxaguñ ko koo ci wowoon borom tey mu indil la permis d'occuper donc espace libre bu ñuy wax libre amu fi autorités yi ñu dégguñu ndax ñun même bu ñu mënul mag lañu suñuy doom a ngi fi te am nañ kàttan am nañ doole mën nañu jàkkaarloo ñoom état nag balaa moo jóg li ci gën a bëri mooy mordom pistolet paaka ak lépp génn na fi dem nañ police yëg na ko autorités yi yëg nañ ko ñun nag suñu jaan wàcc na fi ñu waroon a dem nañ fa lii nag nga gis ni ceeru population bi ñoo génn. mangook ñu wax ci leneen muy nag kon li ñuy faral di seetlu muy yorin gi ci nguur gi société civile bi nag daal di am ab rapport boo xamante ne nag daal dina koy fësal boobeep rapport ñeel yokkute yoo xamante ne dañu cee tënku réew yu bari fi mu ne dañu cee tënku ngir suqali seen i koom ñu ne nag boobee yokkute li ko waral nag mooy jafe-jafe yi nga xamante ne nemmeeku nañu ko tey jile te politique yi bu ñuy xool ci réew yi daanaka yu ci bari dafa ami jafe-jafe guerre ba ca Ukraine ba bokk na ci jafe-jafe yu mu gën a indi ndax tey bu ñu xoolee comme gi dafa gàllankoor ci àdduna wërngal këpp Ibrahima Fall moom moo jiite commission nationale bu société civile bi ñu teg ngir mu toppatoo lépp lu soxal politique bi ñeel wàllu koom geek askan wi ñu teewlu ko ak Fatou Bintou Konté. jafe-jafe yi ñu si gën a gis mooy dañoo gis ne objectif yooyu moom lañ mooy référence politique yëpp actuellement. politique bi ñuy def même PSE ci objectif yooyu lañ ko aligné mais ñu gis ne population yi tax ñuy doxal politique yooyu xamuñu ko loolu nekk na contrainte te buñ ko xamul pour ñu mën a engagé wu bokk ci au plan communautaire loolu dina nekk ay limites leneen liñ ci gis mooy ci wàllu ñu méngale objectif yooyu ak politique yi gox yi communes yi di doxal ci gox yi ak goxaat yi loolu aussi jafe-jafe la Sénégal ba tey mënaguñ ci egsi rapport bi tamit saytu na loolu ngir génn ces recommandations yi nga xam ne recommandations yi ñu ci jot d'abord yi ñu ci génnee d'abord bokk na ci wàllu appropriation bi ñu def lu mel ne ay programme national d'appropriation des ODD fexe ba di xamal nit ñi lan mooy les objectifs de développement durable lan mooy politique économique yi ñuy doxal ci gox yeeg goxaat yi yooyu ñu fexe ba xamal ko nit ñi yeneen yi mooy ñu renforcer capacité collectivités territoriales yi. gannaaw loolu beneen jafe-jafe muy lu soxal wàllu tukki yi ñu ne loolu itam ay jafe-jafe daf cee am ndax nguur gi sax ci boppam am na ci jafe-jafe ay bànqaas yu fekk baax ci bitim réew ba ci société civile bi li ko gën a jafeel itam bokk na ci tey ji ay acteurs yu bari dañuy gis ñuy yëngu ci wàllu woowu ku ci nekk ak na ngay doxalee te loolu yëpp nag daanaka dafay indi ab pëccëxoo ci mbir mi Abi Sarr Gaye moom mooy coordonnatrice bu réseau migration développement ca Kongat dellusiwaat na ci jafe-jafe yooyu ci micro Fatou Bintou Konté. booy def dara booy dimbali nit da ngay xam ñi ngay dimbali ñan lañ ñaata lañ ñan lañ ak fan la ñu féete ak fu ñu nekk ak luy seen soxla même loolu dañ ko war a seet te loolu seet nañ ni dafa xaw a banqué ci liggéeyu migration même état bi reconnaître la loolu yeneen
ci au niveau africain même bu ñu dajee itam loolu wax nañ ni moom daal mooy priorité bi léegi te am nañu fi aussi benn kuréel boo xam ne kuréelu état bi la moom moo war a toppatoo loolu mooy ANSD booy ñëpp xam li ñuy def lan la parce que booy wax ci dara wala booy de jëf dara il faut nga xam ko d'abord nga xam fu mu jóge fan la jëm te loolu tamit ñu ngi ci depuis boobu ba léegi. yegsi nañu ci tàggat yaram ak éliminatoire CAN 2023 ca Côte d'Ivoire bi ñuy waajal Sénégal gis ngeen ñaari jongante yi mu ci def yépp nag génn na ca ak ndam naam waaye nag teewul ñi xamee ci wàllu tàggat yaram xam nañu dëgg ni am na ay jafe-jafe équipe bi kon mu mel ni am na lu bari luñ ci war a gàggantiwaat Cheikh Sadibou Diarra Thierno Laurent Mendy ci leeral. ginnaaw ñaari bés ci éliminatoire CAN 2023 yi Sénégal am na ñaari ndam dugal ñeenti bal encaissé benn rek ci loolu ñu mën ci yokk doxalin bu baax ci wàllu wum ko footballé. équipe bu Sénégal premier match bi mu joué contre Bénin la wone woon lu gën a dëgër équipe bi boobu la gënoon baax te xam naa fin de saison lañ nekk joueur dañu sonn match yi jegante lu ko Ballo Touré dafa xaw déception la ma jox dafa xaw weer mais gisaan nañ aussi dellu si kii di Diao Baldé Keita mais dama jàpp ne indiwul lu bari ci équipe bi. wante jafe-jafe gis neefu gaynde yi dox ni mu waree mu ngi des di am ba léegi. lu ñuy am ci bal du bëri lu ñuy am ci occasion du bëri je pense que war nañ xoolaat ci animation yi ba nga xam ne ñooñu war nañ leen gën a mën a mettre en valeur ba mu ñuy mën a am occasion parce que tamit am na fay dem tamit di nga soxla benn numéro 9 boo xam ne wax dëgg fa yàlla dina la ci mën a génnee ci yenn situation yi parce que instant bii nii mooy poste bi nga xam ne tey jii nii ci 4 années yi mënoo ne kii imposé wu na fa. leneen lu ñu ràññee di yenn joueurs yi du ñu bokk ci jongante yi. ñeneen ñi marqué point peut-être mooy joueurs yi nga xam ne ñoo fi nekkoon rek comme d'habitude di jouer ñoom def nañ li waroon def ku mel ni Saliou Ciss bi mu duggee indi na lu bees marqué na ay points Sabali aussi marqué na ay points. muy ay Naam ay Abdoulaye Seck on aimerait peut-être xam ce qu'ils valent est-ce qu'ils méritent vraiment cette sélection là ñu bees yi tamit on les a très peu vus Iliman Ndiaye moo ci joué. coach bi moo xam son plan son projet mais des fois ñun public bi dañuy am. impatience boobu noonu bëgg leen gis bëgg a xam ce qu'ils valent réellement. Sénégal ak bilan bi mu amee ginnaaw ñaari bés ci éliminatoire yi mu ngi ci yoonu gaaw a qualifié wu ci CAN 2023 bi ci weeru septembre bii di ñëw dafay fekk Mozambique ci ñetteelu bés bi ci groupe L bi. Cheikh Sadibou Diarra joueur yooyu nag ki nga xamante ne nag wax dëgg jàpp nañu ni mën naa gën a def ay performance muy Ismaïla Sarr moom nag jàpp nañu ni xëy na tey fi Sadio Mané yegsi tey war naa gën a mën a dëggal boppam ñu jàppit ni ak jàngat daf caa war a am moom mu xoolaat boppam mbaa bokk sax entraîneur bi daal di samp laaj ci wàllu woowee bu fekkente ne dafa am lu mu war a liggéeyaat mu liggéeyaat ko Demba Varor ab taskatu xabaar la ci wàllug tàggat yaram moo ni gisee ñu teewlu ko. moom la ñu war c'est le deuxième atout offensif bu équipe bi à part Sadio Mané donc li ñuy xaar ci moom mooy lim ñu doon apporter CAN ba bu duggee remplaçant mooy ñëw andi percussion andi des choix justes parce que dafa war a toll foofu noonu pour di mën a noppal tuuti Sadio Mané ci création bi parce que ça doit être déchets yi bëri na trop il doit être beaucoup plus exigeant envers moom surtout que. deful saison boo xam ne war nañ mën a tax en club que saison bu extraordinaire la waroon na gën a xiif instant bii nii. mangook ñu jeexalee ak tàggat yaram ba tey nag wax bi yoon ci mondial muy coupe du monde bi ñuy waajal ca Qatar 2022 xam ngeen ni fii ci Afrique nag yenn ci équipe yi qualifié ñu ci mel ni juróomi équipe yi faw nag ñu may leen temps ngir ñu mën a préparer jongante bu mag boobu ba tax na Aliou Cissé sax moom la muy sàkku ci CAF nag mooy éliminatoire yi war a am ci weeruk septembre nag ñu dakkal ko su ko defee ñu may juróomi équipe kon équipe yu Afrique yi qualifié ñu mën a waajal seen bopp ci Qatar ñu ànd ci ak Mamadou Ndiaye ak Thierno Laurent Mendy. programmation match éliminatoire Coupe d'Afrique yi ñu jëm ci weeru septembre bi indi na jafe-jafe déjà kii di sélectionneur bi démb ci bi match Rwanda Sénégal bi jeexee mi ngi doon ñaan waa CAF ñu daal di dàq ñaari journée yi ñu jëm. tey mois de juin bi normalement après ñaari match yi waroon nañ am ñaari match yoo xam ne war nañu pour que ñu préparer match coupe du monde yi mais yàlla def ni que amuñu woon préparation match yooyu Brésil lañ fas yéene woon jouer mais à la dernière minute Brésil bañ jouer contre ñun
donc ñu ngi xaar daal en tout cas au mois de septembre daal comme ni ma ko waxee sànq ci kàllaama nasaraan rek je crois que meilleure façon bu CAF war a mën a def confédération africaine mooy vraiment jox possibilité équipe yi nga xam ne qualifié nañ coupe du monde ba écoute ñu mën a préparer justement comme ni ñu ko waree. ca beneen wàllu wa président fédération sénégalaise bu football nekkit tamit vice président bu CAF jàpp na ni waa CAF dina ci gën a mën a taxaw ngir rek mën a xool nan lañ mën a arranger ba lijjanti équipe yi nga xamante ni ñoo fas yéene représenter Afrique ci mondial bi ñu mën a am ay dates yu baax. ku xool tey UEFA mën nañ ne dañuy jouer ci fenêtre bi ñeenti match yoo xam ne mën nañ jàppale ay match tàggatu la parce que même match yi nga xam ne mooy Ligue des Nations yi ñuy jouer tàggatu la donc ñoom dañu leen avantagé mais li may jàpp man si sama xel gàtt comme septembre tam dañoo programmé ñaari match éliminatoire si diiru 8 jours mais ñu fu ñuy préparé donc xëj na suñuy am match amical sax ñu ngi koy am xëj na ci novembre avant match yi te loolu tam musiba la pour Afrique day dem ak 5 équipes am sans préparation. ci weeru septembre bii ñu jëm Sénégal ñu programmé ko mu fas yéene amal ñaari match digganteem ak Mozambique ñaari match yooyu nag ñu jàpp ko mu nar a nekk ñetteelu ak ñeenteelu bëccëg éliminatoire Coupe d'Afrique bi ñu jëm ci atum 2023. jërëjëf Mamadou Ndiaye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam tuuti 20h xibaar yi di ngeen ci ànd ak Chérif Diop jaa ngeen jëf.